mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ku si ne sa tur ak sa sant di rafetlu tamit ànd bi ngeen ànd ak Louga TV votre première chaîne de télévision digitale fii si région bu Louga bi ñu ko daan defee saa su ne si émission penc mi tey ñu ñëwaat ngir ànd ak yéen xam ngeen ku ne xam nga ni nekk na émission boo xam si dañ fi waxtaanee politique ñu tolloo tamit ak période boo xam si dafa nekk période électorale ñu am benn gan boo xam si mi ngi wuyoo si turu Macoumba nekk ki nga xam si moom la ñuy dalal tey si suñu émission penc mi dañ koy bàyyi mu nuyoo présenté wu ak askan wi bu ko defee nag ñu dugg si li nga xam si mooy débat bi ñu waxtaanee point yu bëri point yu bëri yoo xam si dina laaleeg askan wi nga xam si ñoom ñooy yeewoo fii si diwaanu Ndande Macoumba salaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj. Macoumba ñu bàyyi la nga nuyoog askan wi nga xam si actuellement ñoo ñuy seetaan si suñu chaîne Louga TV nga wax ñu tamit yow yaay kan. salaamaaleykum mbokku internautes yi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant. man maa ngi tudd El Hadj Macoumba Fall je suis responsable politique du mouvement Agir membre du bureau exécutif du mouvement Agir au niveau national. d'accord Macoumba comme ni mu ko waxee membre bureau exécutif au niveau national kon yow yaa ngi fi nga xam si mooy parti Agir di ànd ak Thierno Bocoum. effectivement maa ngi parti Agir di ànd ak Thierno Bocoum di ko gunge ci li nga xamante ni moom mooy changement de paradigme yi pour le développement du Sénégal. d'accord tey ñu ñëw fi nga xam si mooy diwaanu Ndande. ñu nekk Ndande Macoumba ñu dégg ni am nga candidat boo xam si yaa ngi koy soutenir si li nga xam si mooy élection locale yi di ñëw mais balaa ñuy dem si loolu est-ce que xameel bi nga xam si war na Macoumba si yow ak askan wi nga xam si ñoom ñoo nekk fii si diwaanu Ndande am na ba pare foofu laay tàmbaleeg yow balaa ñuy dugg si li nga xam si mooy waxtaan bi. effectivement donc El Hadj maa ngi kontaan ci question boobu bu baax a baax parce que doomu Ndande laa dëkk Ndande ma ñor te jàpp naa ni li ma war ak waa Ndande maa ngi koy def mooy maa ngi fii ñëw di leen seet parce que boo dëkkee ci askan da nga leen war a fonk jox leen seen wàccuwaay loolu maa ngi ci bu baax a baax te wax dëgg yàlla bi ma tàmbalee politique fii ci Ndande yàgg na parce que depuis 2014 laa fi njëkk a teg coupe ci benn final bu ñu ma parrainé woon ma tegoon coupe depuis 2014. 2014 ba tey yaa ngi ba léegi maa ngi Ndande di politique. kon jàpp naa ni yàgg naa fi. d'accord jàpp nga ni yàgg nga fi mais xameel ba war ak askan wi nga xam si ñoom ñoo nekk Ndande est-ce que tamit moom laay ñëwaat tamit nga leeral ma ko est-ce que loolu am na. waaw xam naa nag xame bi mun na des mun naa ci nangu. mun na des parce que dañu fiy ñëw. li ma fiy ñëw bari na ndax samay waajur fii la ñu nekk donc maa ngi leen di ñëw di seet si samay mbokk di seet si samay am di jàmm ñi ma seq ak jàmm ak ñi dëkkoo dëkk bi maa ngi leen di seeti wax dëgg yàlla kon nag jàpp naa ni peut-être nit ñi xam nañ ma bu baax a baax. d'accord kon ñi naan da nga toog xaar ba période électorale jub si ñu soog la gisaat sur le terrain kon damay wax ni kàddu yooyu nga xam ne yëkkati nañ ko teg sa kaw kon mënuñu ko dëggal. parce que dañ ma xamul loolu rek la. peut-être xamuñu ma mosuñu bokk fréquentation mosuñu gisante. loolu rek moo ko waral mais Ndande mënuma toog 1 mois te ñëwuma fi ça c'est pas possible mënuma toog 1 mois te ñëwuma fi lépp lu xew maa ngi fi ndax dëkk bi daf ma ñor. d'accord dëkk bi daf ko ñor kon point boobu mën nañ ko écarter nekkoon na loo xam si soxaloon na nit ñi ñu xam Macoumba moom mooy kan ndax dafa bokk si ñi nga xam si période élection rek la ñuy riirandoo ñëw fi nga xam si mooy dëkk bi waaw wala déet ba tey maa ngi la koy wax sànq. nekk nañ période boo xam si période électorale la ñu dégg ni Macoumba am na benn candidat boo xam si moom lay soutenir si 5 yi nga xam si jamono toll moom lañ jàpp ni ñoo samp fi nga xam si mooy Ndande kenn si ñoom muy benn jigéen rek si candidat yi di Ramatoulaye Fall ñu dégg ni moom ngay soutenir lu tax nga porter ce choix si moom te am na yeneen candidat yoo xam si kat ñu ngi si dëkk bi ñu gis ni kenn nga tàmm si moom muy Ramatoulaye Fall. merci El Hadj ci question boobu ndax question boobu il faut que ma leeral ko. ndax c'est important pour man. Ramatoulaye moo ma tànnal boppam. wax dëgg yàlla moo ma tànnal boppam. bi ñuy def liste yi wax dëgg yàlla amul benn candidat boo xamante ni waxtaan naa ak moom. ba ci Ramatoulaye waxtaanuma ak moom. toog naa ñu laaj ma sama pièce. ma joxe ko. pour man sax leneen la. parce que nag wax dëgg yàlla nit ki su la joxee cër wax dëgg yàlla amoo lu dul sant ko ak gërëm ko. Ramatoulaye dama koy santaat bu baax ci bi ma tànnee boole ma ci listam ndax moom ma boole ci listam ni ngeen ko gisee bi ñu publier liste yi au niveau de la sous-préfecture noonu laa ko gisee gis ci sama tur muy bégte
boo xamante ni jàpp naa ni peut-être teraanga la bu mujj. donc wax dëgg yàlla donc ni ngeen ko gisee noonu laa ko gisee man a waaw. d'accord noonu nga ñu mën a tontu ni ma ko gisee ni ngeen ko gisee noonu laa ko gisee ñu jàpp ni waroon na mën a am critères yoo xam si moom moo la war a mën a booleeg candidat boo xam si dafa aspiré jël li nga xam si mooy mairie bu Ndande bi mais boo bëggee wax ni dama xëy ni ngeen ko gisee noonu laa ko gisee est-ce que loolu doy na comme argument pour wax ni da nga bëgg a soutenir benn candidat. peut-être dafa am yaakaar ci man. yow am yaakaar ci moom xanaa am naa yaakaar ci moom bu baax a baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla damay dégganteeg moom di ànd di liggéey di interagir ci biir mouvement am parce que am na mouvement ànd doxal Ndande donc ci biir mouvement boobu dama ciy interagir lu ñuy def dañ ma koy yëgal lu ñuy def dañ ma ciy boole kon jàpp naa ni bokk naa ci ba tax na loolu xam naa moo tax gis sama pas-pas bi ma am ci Ndande ak cofeel bi ma am ci Ndande moo tax mu tànn ma te bu ma tànnee nag laajuma sax sama avis dafa ma tànn ma nangul ko tamit wax dëgg yàlla ndax ay jeunes lañu yu nekk Ndande bëgg Ndande lool kon nag bu ñu gisee kenn koo xamante ni jàpp nañ ni am na une vision claire de cette commune dañ ko war a jàppale soutenir ko. d'accord da nga jàpp ni Ramatoulaye am na vision pour commune Ndande. effectivement lan nga jàpp ni war na ko mën a apporter commune Ndande. koo xam si comme ni ñu ko waxee si li nga xam si moom lañ lay taxé moom la même chose tamit moom lay dégg toll na période boo xam si mënuñoo wax ni diw mooy Ramatoulaye mais période électorale ñëw na moom tamit bokk na si ñi nga xam si déposé nañ candidature seen candidature du moins à la mairie de Ndande mën nañoo jàpp ni kooku doomu Ndande la ku toog ba dernier moment soo ko ñëw ni Ndande la soxla wala tamit dafa bokk si ñi nga xam si dañoo bëgg base politique. non pas dernièrement Ramatoulaye bi mu dalee ñëw Ndande ak léegi yàgg na je pense parce que Ramatoulaye bi muy ñëw Ndande du politique moo ko fi indi woon. ah bon bu muy ñëw Ndande Ramatoulaye dafa nekk ci kuréel bu ñuy wax kuréel goo xamante ni moom ay femmes de développement lañu mu doon def muy maye ay formation ak ay yeneen agrégation ci yeneen localité. est-ce que bu boobul woon loolu rek. non bu boobul woon loolu parce que ci loolu la nekkoon parce que ministère du commerce la nekkoon te tey ku xam ministère du commerce xam ni ñoom ñoo yor li nga xamante ni moom mooy transformation. transformation ñoom ñoo yor commercialisation. donc ci loolu la ñëwee Ndande pour sukkali jàppale jigéenu Ndande yi pour que ñu mën a am activité. parce que ñun ñëpp xam nañ ni Ndande amul activité te aujourd'hui ñëpp xam nañ ni dañu war a dellu ci li nga xamante ni mooy consommation locale. parce que ab réew su bëggee jëm ca kanam il faut que muy consommer li nga xamante ni moom lañ fay bayee. loolu moo tax mu ñëw indi ay formation may na ko dëkk yu bari fii ci commune bi jàpp naa ni dëkk yi mu may ay formation ci transformation céréale ci na la ñuy defee eau de javel ci na la ñuy defee ay gerte suukar rek yooyu noonu bari na ci commune bi kon jàpp naa ni c'est une femme de développement avant muy ñëw nekk acteur politique. d'accord mais tamit bu ñëwee ba tey si formation yooyu nga xam ni moom lay defal jigéen ñi da ngeen a jàpp ni askan wi ay jigéen rek a fi nekk parce que boo xoolee si li nga xam si moom ngeen di wax seen projet à chaque fois jigéen ñi mooy cible bi nga xam si mooy bu Ramatoulaye Fall jàpp leen ni am na yeneen yoo xam si moo gën a nekk priorité lu dul formation à chaque fois bu ñu la déggee rek si formation la lay dégg. waaw xam nga jigéen dafa am solo ci société ndax jigéen jàpp naa ni moo yor société bi ba tax na nag. jigéen ñi dañ leen war a jàppale dañu toll ci jamono joo xamante ni jamonoy jigéen ñi la donc jigéen ñi dañ leen war a jàppale bu baax a baax parce que ñun ñëpp xam nañ ni léegi góor ñi seen dépense doyatul looloo tax nag jigéen ñi ñooy njàmbaas dépense yi fi ñu toll nii kon nag tey ji boo jàppalee jigéen ñi jàppale nga askan wi. d'accord ba tax na Ramatoulaye loolu la gën a accentuer ci jàppale jigéen ñi te yamul foofu ndax bu lii weesoo fan yee ci ginnaaw demoon na seeti waa zone ñëwoon nañ ko seet si pour benn final bu mu nekkoon parrain bi te jàpp naa ni elle est là également pour la jeunesse de Ndande mu ngi jàppale xale yi góor yi donc mu ngi teg final jàpp naa ni loolu lu am solo la ci dëkk parce que dëkk moom jigéen na ko yor ak ndaw. jigéen na ko yor ak ndaw ba tey sa digganteeg Ramatoulaye Fall du ma ko tëjagul bi ngay présenté wu yaa ngi ñuy wax leen
yaa ngi fi nga xam si mooy agir mu nekk bu Thierno Bocoum te ku ne xam nga ni Ramatoulaye Fall mi ngi si parti boo xam si parti au pouvoir la yéen a ngi opposé wu fële bu ngeen nekkee Ndakaaru fii nga xam si mooy diwaan Ndande ñu ñëw ñu dégg la si coalition boo xam si coalition Benno Bokk Yaakaar la c'est pas contradictoire nga jàpp ah. non du contradictoire parce que Ramatoulaye demeewul ci bannière coalition Benno Bokk Yaakaar. mais doo ko ci génne tamit. mu ngi demee ci bannière buntu bi. mais doo ko ci génne ba tey. du ma ko ci génne ba tey mënoo ko ci génne du ma ko ci génne waaye nag élection locale dafa nekk ay élection yoo xamante ni ay élection gox-goxaat la ba tax na sama gox moo soxla. Macoumba loolu yow yaa koy wax mais xam nga ni loolu du la exister. mais yow xam nga bu baax sama gox moo soxla. mais xam nga te sama gox bu soxlawee. par rapport ak président décision yi nga xam si jël na ko au niveau national bu ñu jàppoon ni gox-goxaan la yaakaar naa du si boole. xam nga lii du élection présidentielle. il faut que tamit loolu mu leer. mais lan moo si impliqué le président kon. li ko impliqué ci président lenn kese la peut-être am na maire yu mu bëgg a gañewaat loolu rek moo ko waral. mais bu ñu demee ba dugg si loxoom ba am natt goo xam sax yaa ngi ko si dégg au niveau national seen njiit yi di ko wax naan natt la si président pour 2024. loolu mën nga si est-ce que mas nga si génne élection man jàpp ma ni loolu natt la ci président parce que président Macky Sall jàpp naa ni bii mooy dernier mandat loolu laa jàpp. loolu nga jàpp parce que tamit wax dëgg yàlla sunu président te nawloo nañ ko. waaw Ramatoulaye du la mere. non Ramatoulaye du ma mere parce que man aussi dama am sama gis-gis te sama gis-gis wax dëgg yàlla amul kenn ku ma ko mën a tënk. président Macky Sall bii mooy dernier mandat am donc jàpp naa ni élection yi daf koy organiser juste pour organiser parce que y a un calendrier électoral. bu mu war a respecter. donc Covid bi moo taxoon ñu dàqoon élection locale yi. actuellement affaire yi ñoo ngi commencé waat revenir à la normale. c'est très normal que mu organiser ay élections. pour que communes yi def renouvellement parce que loolu kese la. d'accord kon sa ànd ak Ramatoulaye Fall du loo xam si lu contradictoire la kon si ni nga waxee. non du contradictoire parce que Ramatoulaye bu ma àndee ak moom c'est parce que commune Ndande moo tax ñu ànd bokkuñu parti maak moom mais commune Ndande moo tax ñu ànd Ndande moo soxla te Ndande nag bu soxlawee wax dëgg yàlla ci man keneen ku bëgg day ñàkk parce que lu ñu am yépp Ndande la te Ndande dañ ko war a doxaat njukkal. moo tax bu ñu gisee ab jàmbaar bu nekk ci commune bi di liggéey ñun ay góoram war nañ koo dooleel. da ngaa jàpp ni mi ngi liggéey ci commune bi. bu baax a baax a baax a baax. Ramatoulaye bu baax a baax a baax. Ramatoulaye kañ la fi ñëw bay liggéey yow tamit ci commune bi. mais Ramatoulaye yàgg na fi. bu ñu reveniraat bu ñu reveniraat à l'arrière Ramatoulaye fi ñu toll nii jàpp naa ni jàmbaar la ci commune bi. lan moo ko def jàmbaar ci ndax ñun dañu am culture. Ndande dafa am culture. te gis nañu ni muy revaloriser suñu culture. revaloriser suñu culture boo xoolee Kalom par exemple ay infrastructure yoo xamante ni mun naa ko wax tey. ci ndimbalu monsieur le maire Kalom. ndimbalu monsieur le maire Adama. waaw mais nag ci ndimbalu monsieur le maire Adama Fall d'accorduma ci loolu. lu tax d'accorduma ci parce que c'est un projet de l'État. mais état xanaa buy dugg si kër dina fëgg buntu kër gi. dina fëgg buntu kër gi pour loolu juste c'est des dossiers administratifs mais Kalom revalorisation de Kalom Ramatoulaye moo porté projet bi défendre ko ak son ami ministre Alioune Sarr bi nekk tourisme pour ñu revaloriser Kalom ci projet boobu la jóge mais c'est pas un projet de la mairie c'est un projet de l'État du Sénégal. li si maire Adama Fall wax si mitigam bu mujj bi kon da nga koy tegee nële. non xam nga maire. comme que c'est sunu maire la on le respecte beaucoup ah wax dëgg yàlla jox nañ ko cër bu baax a baax mais projet bii du projet maire pour dire vrai c'est un projet de Ramatoulaye Fall. moom moo xeex ba am ko donc c'est un projet de Ramatoulaye Fall par le biais de son ministre. Alioune Sarr. ba ñu indi fii li nga xamante ni moom mooy projet bii. waaw kon nag jàpp naa ni wax dëgg yàlla. sunu maire la ñun ñëpp on le respecte beaucoup mais c'est pas son projet. d'accord jàpp nga ni jigéen bu mel ni Ramatoulaye mën na jiite 46 villages. bien sûr dëkk bu mel ni Ndande. bien sûr fan nga ko teg. fi mu ko teg fenn la. Ramatoulaye elle a les aptitudes elle a une vision claire pour sa commune. elle est cadre dans la fonction publique donc aujourd'hui je pense que c'est un bon manager. war na mën a gérer sunu commune. de par ses relations. de par ses expériences parce que commune également gestion de commune dafa laaj expérience te jàpp naa ni am na expérience te elle a une vision très claire te mu ngi koy wane
te mu ngi déroulé. Elle a un programme bien défini bien ficelé. d'accord d'accord kon mbokk yi ñu fàttali ne yéen seen émission penc mi tey ñuy dalal Macoumba Macoumba nekk nag ndaw loo xam si dafa yëngu si wàllu politique tey moom lañ dalal si émission bi nga xam si mooy émission penc mi ba tey suñ dikkaatee si Macoumba bu ñuy xool langue politique bi maa ngi la koy wax sànq am nañ lu tolloog 5 candidats yoo xam si nekk nañ fi choix tey jii jeunes yi bokk nañ si ñi nga xam si ñooy candidat pour mairie bu Ndande lu tax riiroo outil ki nga xam si mooy Mamadou Gueye Raye par rapport ak programme bi nga xam si moom moo koy déroulé par rapport ak li nga xam si moom moo koy def si dëkk bi nga def sa choix ci ki nga xam si mooy Ramatoulaye Fall. waaw xam nga El Hadj question boobu aussi c'est une question très pertinente Mamadou Gueye sama grand la bu ma respecté lool ñi fi nekk ñëpp allemand sama papa la. waaw donc allemand sama papa la donc Adama Fall mooy sunu maire sortant qui a fait un bilan nul. donc li tax ànduñu ak Mamadou Gueye Raye wala ànduñu peut-être ak allemand c'est parce que xam nga politique dafa laaj bokk gis-gis politique bu fekkee ni bokkoo gis-gis benn leader wala kenn ku am un programme jàpp naa ni mun ngeen bañ a ànd te également aussi consultance dafa am ci politique aussi nit daf lay wax ni dama bëgg a ànd ak yow liggéey peut-être tel n'est pas le cas donc parce que moi je suis dans l'opposition donc depuis bientôt quelque temps je me suis retiré de la scène politique pour dem liggéey au niveau de la base parce que on est dans l'opposition bokkatuñu gis-gis ak Macky Sall APR laa nekkoon bokkatuma gis-gis ak Macky Sall ma retiré wu et loolu je pense que ni am naa ci droit et que ñoom Mamadou Gueye ñoom ñëpp maa ngi leen di souhaiter également une bonne chance. waaw nekkatul moom tamit nekkatul parti au pouvoir. waaw nekkatul parti comme yow mais en tant que jeune gisoo ni bu fekkee ni ne ngeen da ngeen a bëgg a changer dëkk bi parce que actuellement ay jeunes lañ soxla sa choix bi woon Mamadou Gueye. waaw choix bi mënul nekk Mamadou Gueye parce que Mamadou Gueye on se fréquentait pas on se parle pas et que wax dëgg yàlla consultance bi nga xamante ni waroon nañ ko mën a def peut-être defu ko Ramatoulaye nag moo ko def ma nangul ko. xool ni wax dëgg yàlla buñ ko jàppalee war naa mën a jëmale commune bi ci kanam ñu dem jàppale ko loolu moom wax dëgg yàlla pour loox moo ma gënal pataas loolu je pense que ni amul dara lu ci mën a wax. amul dara lu ci mën a wax ba tey su ñëwaatee si Macoumba ñu ngi lay dégg sànq par rapport ak bilan bi nga xam si kii di le maire Adama Fall mi ngi koy def si dëkk bi nga wax sànq ni bilan bi muy def bilan bu nul la fan nga teg loolu. par rapport ak li nga xam si maire mi ngi koy def si effort bi nga xam si mi ngi koy def ñëpp teg si seen bët boo bëggee taxaw ni bilan bu nul la def dafay doy war. mais maire deful dara Ndande. c'est pour yow. concrètement bu ñu xoolee wax dëgg yàlla ni lii maire moo ko fi réalisé mënoo ci dut baaraam wax ma benn bu maire réalisé. wax ma benn réalisation bu maire def mais dama bëgg. El Hadj su may waxtaan wax dëgg yàlla. parce que waxtaan dañu war a jariñ ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan. mais Macoumba bëgg war a jariñ ñi nga xam si ñoo ñuy seetaan moo tax nga war a leen a wax li xew. mais lan moo xew. Ndande y a rien du tout. infrastructure yaa ngi fi. yan infrastructure. stade municipal baa ngi fi. gendarmerie baa ngi fi. yow stade bii nga demal si 46 villages yi nga xool. yow stade bii nga yéene waa Ndande. stade bii nga yéene waa Ndande mais au moins ma ngay def effort. dama ni stade bii nga yéene waa Ndande te lii mu jot a def ci stade bii du xaalisam. mais mu fekk ko si nguuram indemnité la buñ ko jox ci projet KMS 3. mais mu fekk ko si nguuram. mu fekk ko ci nguuram keneen ku mu fi fekk tamit wax dëgg yàlla chance boobu lay am peut-être waaye jàpp naa ni Ndande mérito na stade municipal bu gën bii nga xamante ni am na ko. wax dëgg yàlla stade municipal gars yi yàgg nañoo jooy lu mel ni grille de protection mu jël ko sampal leen ko fa di xaar leen xaalis bi ñëw fekk ko fa mu commencé continuer ay chantier. grille de tamit nga bëgg leen ko xeeb nga bëgg ko xeebal. non dama ni grille de protection yi nii moom ci boppam waroon na ko mën a def ak mairie bi. mais jéem na ko. dama ni il faut avoir une bonne volonté de bien gérer la localité c'est important le maire. il est sur autre chose beaucoup plus importante peut-être ci moom li nga jàpp ni am na importance ci moom mais du commune Ndande ñoru ko. mais mu ko ni Ndande ñor ko moo tax nag yow tamit Macoumba Ndande bu ko ñorul woon dina toog fii di laaj deuxième mandat. xam nga El Hadj il faut qu'on se dise la vérité xam nga àddina kenn mënul nax kenn. lu ñu fang kenn du ko jiix
ñun suñu naataango yi bu ñu leen invité woon ñu ñëw ndànd ci suñu stade bii nii jàpp naa ni wax dëgg yàlla war nañoo mën a mérito lu gën stade bii nii ndànd mérito na lu gën stade bii nii stade boo xamante ni tribune sax amuñu ko Papa Lo ndem si yàlla na ko yàlla xaare aljana li mu fi defoon sax ci tribune defoon ko fii ci infrastructure ba léegi pour man moo fi nekk. mais deuxième mandat gi ñëw deuxième mandat bu ñuy. mais xam nga boo amul bilan bu baax tamit wax dëgg yàlla yépp askan wi weesuwul nga leen di demander waat wax dëgg yàlla deuxième mandat et que wax dëgg yàlla tamit maire dafa war a dem parce que il a d'autres préoccupations yu ko ëppal importance que Ndande kañ nga gëj a gis maire Ndande kañ nga gëj a gis maire Ndande kañ mais maire fan la nekk dama ni maire fan la nekk maire fan la nekk maire fan la nekk maire nekkul Ndande wax dëgg yàlla tamit il faut qu'on se dise la vérité dafa choisir dem ak profession am dafa choisir dem liggéey. mais teewul li ñu ko dénk mi ngi dox. mais wax dëgg yàlla nag. li ñu ko dénk teewul mi ngi dox. moo tax nag fi li ñu ko dénk pour man doxul parce que ñàkk a dox tey jii moo tax ñëpp mobilisé wu toute la jeunesse 46 villages yëpp mobilisé wu pour jëlee ko fi. te incha allahu rabbuna le 23 janvier incha allah maire Adama Fall dootul nekkati maire Ndande kooku moom am naa ci lu leer fu ma ko teg. sa xalaatu bopp nga wax. du sama xalaatu bopp parce que naa la benn affaire. je pense que jeunes yi ma gis ñu nekk Ndande. jeunes yi ma gis ñu nekk Ndande. kenn mënatu leen nax. mais du jeunes yooyu ñooy voté waaw dama ni jeunes yi ma gis ñu nekk Ndande ak sunu yaay yi ak sunu papa yi nekk fii. saa waa ji naxaate bi dafa jeex quoi instant bii nii xoolal affaire yi dafa jeex quoi. instant bi am na loo xamante ni mënatuñu ko accepter maire boo xamante ni nekkul sax ci commune am mënatuñu ko accepter loolu noonu je pense que ni wax dëgg yàlla c'est pas respectueux c'est pas responsable kon nag ñu ngi koy ñaanal comme que def na fi liggéey ñu ngi koy ñaanal wax dëgg yàlla di ko souhaiter vraiment une pleine de réussite ci li nga xamante ni moom la nekk quoi ci li mu bëgg a nekk quoi mais pas Ndande quoi Ndande moom na dem rek xajal ñu ñëw gérer ko quoi parce que nous on a une vision très claire des choses quoi. d'accord waaw. Macoumba ragaluloo fi mu ne nii que ni le 23 juin kii di Adama Fall dina leen dóor si bureau yëpp. loolu mënut nekk c'est pas possible. confiance gi ngay demee ak wóolte gi. dama ni El Hadj loolu mënut nekk c'est pas possible Ndande dañu sonn Ndande mérite plus que ça Ndande mérite plus que ça dañu sonn na dem rek ci jàmm ak salaam. wax dëgg yàlla. pour le moment damay dikkaat tamit si beneen question est-ce que xam ngeen ni 46 villages lañu wax 46 villages lañu wax te bu ñu seetloo Ramatoulaye Fall bokk na si fi ñu koy dégg lu si ëpp Ndande bokk na si village yi nga xam. waaw mais fi ñu koy dégg. mais yow jàpp ngeen ni ak Ndande bu naan Ramatoulaye Ndande que ni ak li ngeen xam ni ñu ngi leen fiy tudd si village yi nii jàpp ngeen loolu mën naa tax ngeen gagné commune bu Ndande. bien sûr Ramatoulaye nekkul Ndande rek. bi mu jegee cëy ci formation yàggul bi mu jegee Palen Dedd yàggul bi mu jegee Palmeew yàggul bi mu jegee Gétiraat yàggul bi mu jógee Ñonge Fall yàggul ñu ngi liggéey bu baax a baax te nag wax dëgg yàlla bu ñu jëmee ci élection yii nii le 23 di nga xam Ramatoulaye lan la liggéey amul benn commune benn dëkk benn village bu nekk Ndande gii ta Ramatoulaye tegu fa tànkam dimbaliwu leen mu ngi leen di dimbali ci wàllu formation mu ngi leen di dimbali ci li mu leen mën a dimbalee ak ci yeneen sax yoo xamante ni ñun yëguñu ko elle a une vision très claire yàlla na ko dama koy ñaanal moom yàlla jàppale ko ba mu yeggale ak jàmm. d'accord jamono yi ñu toll gis nga ni Ramatoulaye Fall am na entourage ba nga xam si moom moo ca war si côté yu bëri nag ndaxte kat nag li ngay bañal le maire Adama Fall. est-ce que tamit boo liggéey du moom lañ nar a dund ak ki nga xam si mooy Ramatoulaye Fall gagné li nga xam si mooy la mairie bi déposé ko fi teg ko si la koy Macoumba wala loxoy keneen ak keneen dem continuer ay activité est-ce que loolu tamit mun ñu ko ragal ci moom. style de management yi sax bokkuñu Ramatoulaye c'est un bon manager
et que chaque jour dafay prôner le leader éclaté, le leadership éclaté. C'est important te loolu wax dëgg yàlla ci management foofu lañ toll. Leadership éclaté ci lañ toll ci management. Leadership éclaté boobu nag mooy day doxal ñi muy àndal également daf leen di wóolu ci li nga xamante ni moom lay liggéey te lim leen di dénk tamit ñu koy liggéey dañ koy matale ba mu mat sëkk. mais dénkaan gi dañuy wax tamit. dénkaan gi ngay wax ni Ada dem na déposer ko fi dem na ay dox ay mission. xam nga dénkaan gi ma lay wax nii du dénkaane boo xamante ni da ngay génn dëkk bi dem feneen xam nga dénkaane bi lan la tâche yi ci boppam la ñuy partager liggéey bi ku ci nekk parce que nag wax dëgg yàlla Ramatoulaye àndul ak n'importe qui am na ñoo xamante ni ñoo ngi ci bureau bi ay nit yu xarañ lañu. jàpp nga ni ñi koy accompagner doy nañ la. waaw jàpp naa accompagner actuellement ci jamono ji. jàpp naa ni doy nañ ma bu baax a baax parce que c'est des hommes yoo xamante ni c'est des hommes de valeur ce qui est important aujourd'hui loolu la ñu war a incarner fi ñu toll nii des hommes yoo xamante ni c'est des hommes valeureux yoo xamante ni war nañu mën a apporter seeni contribution fii ci localité bi te wax dëgg yàlla Ramatoulaye àndul ak kenn koo xamante ni wax dëgg yàlla mën nañ koo gis sax suñu xel di tey ci moom amul. d'accord macha allah. jëfin gi nga xam si kii di Ramatoulaye jëf na ni maanaam le président Macky Sall ku ne xam nga ni moom moo investir Benno Bokk su Benno Bokk Yaakaar yëpp nag au niveau national fu si ne moo fa sànni candidat fii si Ndande mu tànn ki nga xam si mooy Adama Fall ñu dégg ni Ramatoulaye Fall mi ngi AFP nekk si coalition Benno Bokk Yaakaar bi est-ce que jàpp nga ni rafet na li nga xam si noonu la def ki nga xam si mooy le président choisir candidat mu ñëwaat si ginnaawam moom tamit mu jël yoonu boppam ni ko candidat bi nga choisir kat man doyuma man damay dem ak sama yoonu bopp nan nga gisee position bi nga xam si Ramatoulaye jël na ko. mais El Hadj yow bëgg nga ñu choisir la sa maire ci localité. mais moom moo nangoo ànd ak le président. waaw bu nangoo ànd ak président tamit xam nga naa la benn affaire dama ne sur toute chose y a des limites ñun président Macky Sall mooy suñu président ñun ñëpp respecté nañ ko bu baax mais du ñu imposer kenn ndax ñun li ñuy dund ci suñu localité ñu ñoo ko xam kon président du ñu imposer kenn Ramatoulaye bu demee ba ni àndul ci loolu président def am na ci ay raisons parce que yéene na lu ëpp ndànd li ndànd am fi ndànd yam nii yéene na lu ëpp loolu ndànd. xam nga ni président du tëb samp maire si ay waxi kese. waaw dama ni la xam na président sampaat bi nga xam nga président ay alliés la ak ñi nga xamante ni ñoo fi nekk xam nga ni Adama Fall bokkul APR mais allié la donc c'est très normal nag pour mu harmoniser la situation il faut que maire allié yëpp mu investir leen loolu je pense que nii xel mën na ko nangu waaye nag du loolu muy tànn rek moom mooy li ñu tànn ñun tamit ndax ñun tamit wax dëgg yàlla am na leneen lu ñu bëgg ci suñu commune lu bokkul ak lii ñu ñuy proposer. d'accord jàppoon ni tamit tey jii fekkoon ni yàlla ji def na Ramatoulaye toog ci commune bu Ndande bi mun ñoo jàpp ni ba tey waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñooy continuer di ñu diriger. non du Benno Bokk Yaakaar parce que commune dama la bëgg a wax nii la commune élection gox-goxaat la dama ni Macky Sall soxlawul Ndande. Ndande ankay. non dama ni soxlawul Ndande pour moom mu gouverner. yaa ngi comprendre ñun ñii nekk Ndande ñun ñii ñu fi dëkk. ñoo war a saafara li nga xamante ni mooy suñuy tawat ñun ñi fi dëkk ñoo ko xam Macky Sall xamul li xew Ndande c'est le président de tous les Sénégalais mais xamul li xew Ndande. jafe-jafe yi non dama ni. sànniwu ma ko xeer. président lan la def Ndande. ba mu fi toogee ba léegi. wax dëgg yàlla mais espace jeune baa ngi nii kañ la ko président yeggale yàggul dara. dama ni la espace jeune bi projet bi yàgg na. c'est une continuité. mais au moins dama ni que ni si moom la espace bi yeggee. dama ni El Hadj bu ñu nax suñu bopp. kii c'était un projet déjà ficelé. yaa ngi comprendre. ñoo ngi ko ciy sant nag bu baax di ko ci gërëm ndax moo ñu ko yeggaleel. nit du fakk jëf. ñoo ko ciy sant bu baax. mais nag continuité état continuité la. projet bi daf fi nekkoon avant Macky Sall. kon nag état dafa ñëw juste yeggale. waaye c'est pas un projet de Macky Sall.
lii rek la ñu war a mën a tiitaroo ci nguur Macky Sall lii rek la ñu mën a tiitaroo ci nguur Macky Sall il faut que ñu liggéey, il faut que ñu bàyyi détails yi te ñu liggéey mais lii wax dëgg yàlla Ndande mérite mieux que ça El Hadj Ndande mérite mieux que ça ak Ndande historiquement parlant Ndande ci fi mu bokk ci Kajoor Ndande waroon na mën a mérito lu ëpp lii mooy am nii wax dëgg yàlla c'est très dommage vraiment waaye nag maa ngi lancer un appel à toute la jeunesse à toute la population de Ndande mag ak ndaw suñu bëggee suñu dëkk bii jëm ca kanam il faut que ñi fi nekk ñu jële leen fi te indi Ramatoulaye teg ko fi te xam ni avant tout c'est une femme de développement. Développement kese moo ko ñor te nag ku am vélo di la ci yóbbaale jàpp naa ni bu amee oto bu la nee dinaa leen yóbbaale rek war nga ko mën a gëm comme que nekkagul dara te gis nañu acte yu mu fi posé tey jii nii si on parle de formation parce que àddina lépp éducation la c'est très important dëkk bu bëggee autonome il faut que mu am formation te formation boobu soxna si loolu mooy li nga xamante ni mooy credo mooy la formation parce que bëgg na ku ci nekk indépendant ku ci nekk li ñuy wax start-up ñi nga gis ñëpp ay start-upeurs lañu donc pour man loolu mooy développement tey jii nii waratuñu soxla wut liggéey dañu war a créer ci suñu yëfu bopp start-up bu bopp donc instant bi nag képp ku mu former jàppal ni bu amee financement am na entreprise bu boppam loolu la ñu soxla mu mën a employer ñeneen i nit c'est ça le développement El Hadj. D'accord tey bu ñuy Ndande yan côté nga gis ni tey yan côté bu fekkee ne nga bilan bi moom validé woo daal si bilan bi nga xam si mooy le maire Adama Fall yan côté nga gis ni Ramatoulaye Fall tey ji bu fekkoon ni dénk nañ ko la mairie de Ndande loolu doon na loo xam si priorité lay doon si waa Ndande si loo xam si foofu la war a njëkk a taxaw ak ñoom. lu mel ni wax dëgg yàlla buñ ko falee li muy def rek lenn la mooy yeggali ci li mu nekk parce que koo for tàmbali na bien sûr. yow kalom rek nga ni tàmbali na. non dama ni ku nekkagul maire defal lu mel ni kalom parce que ku dem kalom xam ni am na changement. El Hadj moom daanaka werante baa ngi ci ba tey sax. dama ni ba tey kalom ji dañ daan moom la. dama ni werante bi amul solo xam nga li am solo. c'est les actes. Elle a posé des actes werante ku bëgg a jël paternité quelque chose y a pas de souci yow sa affaire la mais képp ku dëkk Ndande xam na ni kalom revalorisation wu kalom Ramatoulaye Fall la képp ku dëkk Ndande léegi nag il faut pas se voiler la face donc Ndande Ramatoulaye elle est commencé na te nag buñ ko falee incha allah mu yeggale ak sagoom. lan nga gis jamono ji ñu toll que ne Ndande lu mu soxla la. li mu soxla lenn la il faut que sunu jeunes yi ak sunu raq yi ñu am de bonne formation ñu soutenir leen créer ay infrastructures ci biir Ndande ñu mën leen employer ñu mën a dimbali ci seeni njaboot seeni waajur lu am solo la boo demee université yi nekk ci Sénégal yépp fekk fa doomu Ndande sunu universitaires yooyu bu ñu paree seen jàng war nañu mën a am un accompagnement boobu nag il faut que nga teg ay infrastructures il faut que ñu wuti ay partenaires yoo xamante ni dinañu ñëw def dara Ndande ak li nga xamante ni mooy relation Ramatoulaye pour que sunu doom yooyu noonu bu ñu paree seen jàng mën a am un emploi décent te bañ koo xaar ci état. duñ dépassé sax point boobu tamit te xam si ndax dégg nga fan yi jàll ni nga xam si nañ leen la interpellé si l'actualité ndandoise si commentaire yi jamono jii dañuy dund lu metti muy côté logement côté leneen ak leneen autorité yi est-ce que soutien ba war na ñu ngi koy def si ñoom te yow bokk nga si nga xam tamit gars yi saisir nañ la que ni jamono ji am na loo xam si ñoom ñu ngi koy xaar si yéen côté ndimbal pour ñu mën a nekk dans de très bonnes conditions balaa ñuy waxu formation wala waxu leneen ak leneen. wax dëgg yàlla sujet boobu noonu nekk na sujet boo xamante ni ça me tient à cœur wax dëgg yàlla parce que kenn bëggul gis sa concitoyen di sonn et que wax dëgg yàlla ça fait partie du programme de Ramatoulaye
wax dëgg yàlla donc dinañ ci liggéey bu baax a baax pour que tawat yooyu ñu am parce que ñun ñëpp on a été étudiant xam nañu étudiant difficulté yi ñuy dund mais nag yooyu yëpp incha allah rabbuna dinañ ci taxaw bu baax a baax apporter ci ay réponses yoo xamante ni ce seront des réponses idoines par rapport à ce sujet là donc taxaw bi ci war incha allah dinañ ko def. ba génn leen ci jafe-jafe. coono bu mel nii doomu ndànd war na ko mën a dund à Dakar. waaw waru ko mën a dund wax dëgg yàlla waru ko mën a dund waaye nag comme que boo amee ay dirigeants yoo xamante ni wax dëgg yàlla seen préoccupation leneen la. non boole na si étudiants yi tamit yow tamit subvention 3 millions boo ko yëkkatee teg ko si loxo gone yi def nga dara. si commune bu mel ni commune Ndande. 3 millions du xaalis. commune bu mel ni commune Ndande. est-ce que yéen a ngi xalaat commune bi ngeen nar a yem. dama ni xale yi pour ñu dimbali leen commune Ndande pour nga gérer ko il faut avoir des partenaires il faut aller chercher les partenaires de trouver des ressources pour que nga mën a am suffisamment de ressources de moyens pour pouvoir vraiment gérer la commune. da nga jàpp ne ñoom uti wuñu partenaire. non mais ban partenaire lañ fi am bu ñu wutee partenaire te amuñu te ñu dem wuti tamit am résultat zéro amul sens. On va se fixer des objectifs et avoir des résultats satisfaisants. C'est ce que nous cherchons. C'est ce que nous voulons avoir dans cette commune-là. Mais wax ji ak ñoo ngi chercher yooyu noonu jàpp naa ni du loolu mooy am dañu bëgg am résultat affaire yi léegi résultat la quoi. D'accord voilà. D'accord Macoumba xanaa tey nag di nga teg foofu sa baaram rafetlu ko au moins que ni maire def na effort si côté boobu muy gendarmerie bi yaakaar naa ni dootul yàgg dara. dinañ def li nga xam si mooy inauguration bi xanaa loolu tamit di nga tàcc say loxo nii nekk na loo xam si maire def na ko te la ñuy rafetlu loo tamit. waaw xam nga gendarmerie bi wax dëgg yàlla coow li ci am yëpp man xam naa ko. coow li ci amoon yëpp ci autour de la gendarmerie mais amul woon sax volonté def gendarmerie ci fi Ndande amul woon volonté bi te boo ba léegi ñii mënuñu wax ay mënuñu ko boole ci réalisation. non mais nag. mënuñu ko boole ci réalisation même dans la mesure où le projet est toujours inachevé. mais au moins si nguuram la mënoo teew ni lépp au moins nungul ko ni si nguuram la day commencer enchaîner ak moom. dama ni ñi nga xamante ni am nañu vision ci seen localité ñëpp. commencé nañu ay travaux yu yegg. dañ commencé travaux te yeggul élage amul sens. te wax dëgg yàlla Ndande dañu soxla ñun li nga xamante ni moom mooy brigade de sécurité dañ ko soxla parce que sàccum njur gi. bari na lool ci commune bi. commune bi bu amee insécurité tey jii nii c'est parce que ñun amuñu ay brigade loolu moo tax. mais xeex na mais ñafe na nag tamit bay di ko nungul ko loolu yow tamit. Ndande bu ko deful woon moom maire bu commencé wul woon travaux yi y avait des bonnes volontés y avait commencé à travailler là-dessus te jàppoon naa ni bu ñu bàyyi woon bonne volonté yooyu ba léegi jàpp naa ni gendarmerie bi inauguré nañ ko mais fi ñu toll nii. mu ngi nekk en fin de mandat depuis su bul fàtte ñoom seen mandat dañ ko yokk. c'est pas fin de mandat mais fin de mandat la ñu nekk depuis ñoom ñëpp. réalisé wul c'est un projet inachevé donc mënuñu ko boole ci bilan Adama Fall. kon désolé nga booleel ko si station bi ak coow li nga xam si yëpp am na ko mu dékk ko. fexe ba tey ñu naan ñun mais même bu dee. station c'est pas mais si ay loxoom la jaar mais si ay loxoom la jaar yow tamit. c'est juste li mu def lenn la mooy délibéré terrain bi point. mais bu ko dégg nga coow li si amoon. dama ni li mu def mooy délibéré terrain bi point. mais dégg nga coow li si amoon ma kumba. station bi ci nekk c'est un privé. station bi fi nekk c'est un privé mënuñu wax loolu moom ci réalisation. mais mënu ko bañal tamit ma kumba. amul loolu du réalisation pour moi du réalisation. c'est un privé qui vient faire son business. D'accord, c'est pas une réalisation. Je suis désolé. kon da ngay taxaw ni maire def fi dara. ah mais la dafa def wax ma il faut qu'on se dise la vérité. non ak il faut que Ndande ñu xam ni wax dëgg yàlla ki ñu jëloon teg ko ci seen bopp maire yi defalu leen dara li ñu ko dénkoon defu fi dara. non Macoumba bul wax loolu. bul wax loolu. mais dama bëgg benn nga ni ma lii dut baaraam lii maire moo ko fi def. loolu moom mooy marché bi mel nii xam nga marché bii suñu jigéen ñi di dem suñu yaay yi di dem moo fi defoon dem si yàlla moo fi defoon ba léegi marché bii la ñu am on mérite plus que ça wax dëgg yàlla élage je suis désolé yenn saa yi sax su ma koy wax sax sama xol du neex
parce que wax dëgg yàlla lu ñu mérito du lii la ñu mérito Ndande xoolal ni mu lëndamee El Hadj boo génnee guddi gi Ndande 20 heures doomu la ñu metti génn parce que dëkk bi dafa lëndëm këriis Ndande Adama li mu def ci lu maire Adama Fall li mu def ci ay lampe fii ci Ndande wax dëgg yàlla ba mu fi toogee ak léegi matul 10. Makumba wax dëgg yàlla dëkk bi boo ko xoolee xam ni ñuul kukk la def. Makumba bàyyi yooyu ngay wax yow tamit. est-ce que nekk nga si dëkk bi bay xam lamp buy tàkk ak buy fay. dama ne la man dëkk bi daf ma ñor dama yeewoo Dakar waaye bis bu yàlla sàkk sama xel ak sama xalaat yëpp Ndande la nekk saa yu ma yeewoo rek maa ngi wut ay information ci Ndande di xool niñ fi toogee ndax fanaan nañ ci jàmm dama fee am yaay ak pap bu fi nekk bu dëkk ay mag ay cousin ay cousine yu dëkk Ndande. kon sa parents yi actuellement ñu ngi Ndande. ñu ngi Ndande bien sûr ñu ngi Ndande parce que Ndande la ñu am. d'accord mooy suñu Paris. loolu chaque jour dama koy wax bu ñuy dem vacances Paris. bu ñu neexee ñu dugg avion dem vacances Paris. bu ñu dem vacances Paris dañuy ñëw toog Ndande vacances gis suñuy mbokk gis suñuy am di jàmm gis suñuy nijaay gis suñuy maam parce que fii rek la ñu am wax dëgg yàlla El Hadj. d'accord mi ngi noonu Pape mi ngi may signaler li nga xam si mooy temps bi vraiment Makumba léegi damay bàyyi nga tàggatoo ak ñi nga xam si ñooñu doon seetaan si Louga TV. waaw El Hadj maa ngi lay gërëmaat bu baax a baax yow ak sa équipe bi ngeen àndal. wax dëgg yàlla. dama lay may tamit nga tëjaale. waxtaan bi am na solo. baax a baax. di rafetlu ñëw bi seet si ma. fii ci Mbaye ñu waxtaan. li nga xamante ni moom mooy lu jëmale kanam Ndande. ndax jàpp naa ni yow tamit dañu lay encouragé bu baax a baax parce que doomu Ndande nga boo xamante ni fierté nga ci ñun. wax dëgg yàlla ñu la gisee ngay liggéey information yu bëri yow yaa ñu koy jox. donc ci Ndande mënuñu lu dul rafetlu ko. te di la ñaanal wax dëgg yàlla nga yeggale ak sa sago. amiin loolu lañ lay ñaanal. parce que dañu lay tiitaroo. parce que bu ñu sañoon doomu Ndande yëpp day rayonné. ci domaine bu ñu munti nekk. ñuy rayonné. donc di lancer un appel la. wax dëgg yàlla. xale ak góor ak jigéen mag ak ndaw. que élection yi ñu def. ay élection yu capitale. ay élection la ñuy définir sunu avenir ñun. kon nag nañ ci def li nga xamante ni mooy un bon choix. Le bon choix aujourd'hui, c'est de soutenir la candidature de Ramatoulaye Fall. Le bon choix aujourd'hui, c'est de voter pour la coalition Buntu Bi. Donc le bon choix aujourd'hui, c'est de faire de telle sorte que Ndande jëm ca kanam. loolu la ñu soxlaatuñu vraiment ay supposition soxlaatuñu vraiment ay mën na nekk mënut nekk lu ñu soxla mooy du concret. kon nag maa ngi woo ñëpp ci que le 23 incha allah janvier que ñu mën a élire suñu maire bu bees. suñu maire bu bees mooy Ramatoulaye Fall. donc maa ngi santaat ñëpp bu baax a baax. jërëjëf. Makumba jërëjëf moom tamit ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax Makumba témoignage yi nga xam ci def na ko suñu wala ñaan gi nga xam ci def na ko suñu du ñu tey la njëkkee loolu tamit il faut ñu wax ko si kanamu caméra yi day nekk Dakar à chaque fois bu ñuy déggante day du jug si di ñu jox conseil si li nga xam si mooy Ndande yàgg na nag du loo xam si lu bees la ay at ñu ngi déggante compte Facebook am ak léppam boo demee da nga fay fekk ki nga xam si mooy Makumba mais waxtaan bi nga xam si wala conseil yi nga xam si war na ko mën a teg suñ kaw à chaque fois daf koy def vraiment mu nekk loo xam si dama koy rafetlu si moom bu baax a baax ak disponibilité ma day jël crédit à chaque fois woo ma El Hadj si lan nga nekk jéem a nemmeeku tamit lu bëri si dëkk bi te dara du ko raw comme ni ñu ko waxee sànq à travers l' actualité tamit nekk na loo xam si daf koy suivre de près à chaque fois commentaire am wala
li nga xam si mu ngi koy aimé wala leneen ak leneen da tax ma gën a am aperçu si ñi nga xam si ñu ngi bàyyi xel vraiment moom mu bokk ci ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax émission bi tamit bi nga xam si soxla nañ ko disponibilité bi nga xam si am na ko si ñun dañ ko contacter daf ñu ko may vraiment ni ñu amul benn problème dinañ mën a enregistrer li nga xam si mooy émission bi ak yéen parce que ndànd moo ma ñor vraiment ñu koy sant di ko gërëm dinañ jox rendez-vous si beneen émission penc mi fii si Louga TV votre première chaîne digitale du Sénégal ki nekkoon si micro bi mooy El Hadj Mbaye Pam Ndiaye moo nekkoon côté lumière ak côté caméra di leen jaajëfal jërë ngeen jëf merci beaucoup. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ku si ne sa tur ak sa sant di rafet tamit ànd bi ngeen ànd ak Louga TV votre première chaîne de télévision digitale fii si région bu Louga bi ñu ko daan defee saa su ne si émission penc mi tey ñu ñëwaat ngir ànd ak yéen xam ngeen ku ne xam nga ni nekk na émission boo xam si dañ fi waxtaanee politique ñu tolloo tamit ak période boo xam si dafa nekk période électorale ñu am benn gan boo xam si mi ngi wuyoo si turu Macoumba nekk ki nga xam si moom la ñuy dalal tey si suñu émission penc mi dañ koy bàyyi mu nuyoo présenté wu ak askan wi bu ko defee nag ñu dugg si li nga xam si mooy débat bi ñu waxtaanee point yu bëri yoo xam si dina laaleeg askan wi nga xam si ñoom ñooy yeewoo fii si diwaanu Ndande Macoumba salaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj. Macoumba ñu bàyyi la nga nuyoog askan wi nga xam si actuellement ñoo ñuy seetaan si suñu chaîne Louga TV nga wax ñu tamit yow yaay kan. salaamaaleykum mbokku internautes yi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant. man maa ngi tudd El Hadj Macoumba Fall je suis responsable politique du mouvement Agir membre du bureau exécutif du mouvement Agir au niveau national. d'accord Macoumba comme ni mu ko waxee membre bureau exécutif au niveau national kon yow yaa ngi fi nga xam si mooy parti Agir di ànd ak Thierno Bocoum. effectivement maa ngi parti Agir di ànd ak Thierno Bocoum di ko gunge ci li nga xamante ni moom mooy changement de paradigme yi pour le développement du Sénégal. d'accord tey ñu ñëw fi nga xam si mooy diwaanu Ndande. ñu nekk Ndande Macoumba ñu dégg ni am nga candidat boo xam si yaa ngi koy soutenir si li nga xam si mooy élection locale yi di ñëw mais balaa ñuy dem si loolu est-ce que xameel bi nga xam si war na Macoumba si yow ak askan wi nga xam si ñoom ñoo nekk fii si diwaanu Ndande am na ba pare foofu laay tàmbaleeg yow balaa ñuy dugg si li nga xam si mooy waxtaan bi. effectivement donc El Hadj maa ngi kontaan ci question boobu bu baax a baax parce que doomu Ndande laa dëkk Ndande ma ñor te jàpp naa ni li ma war ak waa Ndande maa ngi koy def mooy maa ngi fii ñëw di leen seet parce que boo dëkkee ci askan da nga leen war a fonk jox leen seen wàccuwaay loolu maa ngi ci bu baax a baax te wax dëgg yàlla bi ma tàmbalee politique fii ci Ndande yàgg na parce que depuis 2014 laa fi njëkk a teg coupe ci benn final bu ñu ma parrainé woon ma tegoon coupe depuis 2014. 2014 ba tey yaa ngi ba léegi maa ngi Ndande di politique. kon jàpp naa ni yàgg naa fi. d'accord jàpp nga ni yàgg nga fi mais xameel ba war ak askan wi nga xam si ñoom ñoo nekk Ndande est-ce que tamit moom laay ñëwaat tamit nga leeral ma ko est-ce que loolu am na. waaw xam naa nag xame bi mun na des mun naa ci nangu. mun na des parce que dañu fiy ñëw. li ma fiy ñëw bari na ndax samay waajur fii la ñu nekk donc maa ngi leen di ñëw di seet si samay mbokk di seet si samay am di jàmm ñi ma seq ak jàmm ak ñi dëkkoo dëkk bi maa ngi leen di seeti wax dëgg yàlla kon nag jàpp naa ni peut-être nit ñi xam nañ ma bu baax a baax. d'accord kon ñi naan da nga toog xaar ba période électorale jub si ñu soog la gisaat sur le terrain kon damay wax ni kàddu yooyu ñu nga xam ne yëkkati nañ ko teg sa kaw kon mënuñu ko dëggal. parce que dañ ma xamul loolu rek la. peut-être xamuñu ma mosuñu bokk fréquentation mosuñu gisante. loolu rek moo ko waral mais Ndande mënuma toog 1 mois te ñëwuma fi ça c'est pas possible mënuma toog 1 mois te ñëwuma fi lépp lu xew maa ngi fi ndax dëkk bi daf ma ñor. d'accord dëkk bi daf ko ñor kon point boobu mën nañ ko écarter nekkoon na loo xam si soxaloon na nit ñi ñu xam Macoumba moom mooy kan ndax dafa bokk si ñi nga xam si période élection rek la ñuy riirandoo ñëw fi nga xam si mooy dëkk bi waaw wala déet ba tey maa ngi la koy wax sànq. nekk nañ période boo xam si période électorale la ñu dégg ni Macoumba am na benn candidat boo xam si moom lay soutenir si 5 yi nga xam si jamono toll moom lañ jàmp ni ñoo samp fi nga xam si mooy Ndande kenn si ñoom muy benn jigéen rek si candidat di Ramatoulaye Fall ñu dégg ni moom ngay soutenir lu tax nga porter sa choix si moom te am na yeneen candidat yoo xam si kat ñu ngi si dëkk bi ñu gis ni kenn nga tàmm si moom muy Ramatoulaye Fall. merci El Hadj ci question boobu ndax question boobu il faut que ma leeral ko. ndax c'est important pour man. Ramatoulaye moo ma tànnal boppam. wax dëgg yàlla moo ma tànnal boppam. bi ñuy def liste yi
wax dëgg yàlla amul benn candidat boo xamante ni waxtaan naa ak moom. ba ci Ramatoulaye waxtaanuma ak moom. toog naa ñu laaj ma sama pièce. ma joxe ko. pour man sax leneen la. parce que nag wax dëgg yàlla nit ki su la joxee cër wax dëgg yàlla amoo lu dul sant ko ak gërëm ko. Ramatoulaye dama koy santaat bu baax ci bi ma tànnee boole ma ci listam ndax moom ma boole ci listam ni ngeen ko gisee bi ñu publier liste yi au niveau de la sous-préfecture noonu laa ko gisee gis ci sama tur muy bégte boo xamante ni jàpp naa ni peut-être teraanga la bu mujj donc wax dëgg yàlla donc ni ngeen ko gisee noonu laa ko gisee maanaam waaw. d'accord noonu nga ñu mën a tontu ni ma ko gisee ni ngeen ko gisee noonu laa ko gisee ñu jàpp ni waroon na mën a am critères yoo xam si moom moo la war a mën a booleeg candidat boo xam si dafa aspiré jël li nga xam si mooy mairie bu Ndande bi mais boo bëggee wax ni dama xëy ni ngeen ko gisee noonu laa ko gisee est-ce que loolu doy na comme argument pour wax ni da nga bëgg a soutenir benn candidat. peut-être dafa am yaakaar ci man. yow am yaakaar ci moom xanaa am naa yaakaar ci moom bu baax a baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla damay dégganteeg moom di ànd di liggéey di interagir ci biir mouvement am parce que am na mouvement ànd doxal Ndande donc ci biir mouvement boobu dama ciy interagir lu ñuy def dañ ma koy yëgal lu ñuy def dañ ma ciy boole kon jàpp naa ni bokk naa ci ba tax na loolu xam naa moo tax gis sama pas-pas bi ma am ci Ndande ak cofeel bi ma am ci Ndande moo tax mu tànn ma te bu ma tànnee nag laajuma sax sama avis dafa ma tànn ma nangul ko tamit wax dëgg yàlla ndax ay jeunes lañu yu nekk Ndande bëgg Ndande lool kon nag bu ñu gisee kenn koo xamante ni jàpp nañ ni am na une vision claire de cette commune dañ ko war a jàppale soutenir ko. d'accord da nga jàpp ni Ramatoulaye am na vision pour commune Ndande. effectivement lan nga jàpp ni war na ko mën a apporter commune Ndande. koo xam si comme ni ñu ko waxee si li nga xam si moom lañ lay taxé moom la même chose tamit moom lay dégg toll na période boo xam si mënuñoo wax ni diw mooy Ramatoulaye mais période électorale ñëw na moom tamit bokk na si ñi nga xam si déposé nañ candidature seen candidature du moins à la mairie de Ndande mën nañoo jàpp ni kooku doomu Ndande la ku toog ba dernier moment soo ko ñëw ni Ndande la soxla wala tamit dafa bokk si ñi nga xam si dañoo bëgg base politique. non pas dernièrement Ramatoulaye bi mu dalee ñëw Ndande ak léegi yàgg na je pense parce que Ramatoulaye bi muy ñëw Ndande du politique moo ko fi indi woon. ah bon bu muy ñëw Ndande Ramatoulaye dafa nekk ci kuréel bu ñuy wax kuréel goo xamante ni moom ay femmes de développement lañu mu doon def muy maye ay formation ak ay yeneen agrégation ci yeneen localité. est-ce que bu boobul woon loolu rek. non bu boobul woon loolu parce que ci loolu la nekkoon parce que ministère du commerce la nekkoon te tey ku xam ministère du commerce xam ni ñoom ñoo yor li nga xamante ni moom mooy transformation. transformation ñoom ñoo yor commercialisation. donc ci loolu la ñëwee Ndande pour sukkali jàppale jigéenu Ndande yi pour que ñu mën a am activité. parce que ñun ñëpp xam nañ ni Ndande amul activité. te aujourd'hui ñëpp xam nañ ni dañu war a dellu ci li nga xamante ni mooy consommation locale. parce que ab réew su bëggee jëm ca kanam il faut que muy consommer li nga xamante ni moom lañ fay bayee. loolu moo tax mu ñëw indi ay formation may na ko dëkk yu bari fii ci commune bi jàpp naa ni dëkk yi mu may ay formation ci transformation céréale ci na la ñuy defee eau de javel ci na la ñuy defee ay gerte suukar rek yooyu noonu bari na ci commune bi kon jàpp naa ni c'est une femme de développement avant muy ñëw nekk acteur politique. d'accord mais tamit bu ñëwee ba tey si formation yooyu nga xam ni moom lay defal jigéen ñi da ngeen a jàpp ni askan wi ay jigéen rek a fi nekk parce que boo xoolee si li nga xam si moom ngeen di wax seen projet à chaque fois jigéen ñi mooy cible bi nga xam si mooy bu Ramatoulaye Fall jàpp leen ni am na yeneen yoo xam si moo gën a nekk priorité lu dul formation à chaque fois bu ñu la déggee rek si formation la lay dégg. waaw xam nga jigéen dafa am solo ci société jigéen dafa am solo ci société ndax jigéen jàpp naa ni moo yor société bi ba tax na nag. jigéen ñi dañ leen war a jàppale dañu toll ci jamono joo xamante ni jamonoy jigéen ñi la donc jigéen ñi dañ leen war a jàppale bu baax a baax a baax parce que ñun ñëpp xam nañ ni léegi góor ñi seen dépense doyatul looloo tax nag jigéen ñi ñooy njàmbaas dépense yi fi ñu toll nii kon nag tey ji boo jàppalee jigéen ñi jàppale nga jàpp naa ni jàppale nga askan wi. d'accord ba tax na Ramatoulaye loolu la gën a accentuer ci jàppale jigéen ñi te
yamul foofu ndax bu lii weesoo fan yee ci ginnaaw demoon na seeti waa zone ñëwoon nañ ko seet si pour benn final bu mu nekkoon parrain bi te jàpp naa ni elle est là également pour la jeunesse de Ndande mu ngi jàppale xale yi góor yi donc mu ngi teg final jàpp naa ni loolu lu am solo la ci dëkk parce que dëkk moom jigéen na ko yor ak ndaw. d'accord jigéen na ko yor ak ndaw ba tey sa digganteeg Ramatoulaye Fall du ma ko tëjagul bi ngay présenté wu yaa ngi ñuy wax leen yaa ngi fi nga xam si mooy agir mu nekk bu Thierno Bocoum te ku ne xam nga ni Ramatoulaye Fall mi ngi si parti boo xam si parti au pouvoir la yéen a ngi opposé wu fële bu ngeen nekkee Ndakaaru fii nga xam si mooy diwaan Ndande ñu ñëw ñu dégg la si coalition boo xam si coalition Benno Bokk Yaakaar la c'est pas contradictoire nga jàpp ah. non du contradictoire parce que Ramatoulaye demewul ci bannière coalition Benno Bokk Yaakaar. mais doo ko ci génne tamit. mu ngi demee ci bannière buntu bi. mais doo ko ci génne ba tey. du ma ko ci génne ba tey mënoo ko ci génne du ma ko ci génne waaye nag élection locale dafa nekk ay élection yoo xamante ni ay élection gox-goxaat la ba tax na sama gox moo soxla. Macoumba loolu yow yaa koy wax mais xam nga ni loolu du la exister. mais yow xam nga bu baax sama gox moo soxla. mais xam nga te sama gox bu soxlawee. par rapport ak président décision yi nga xam si jël na ko au niveau national bu ñu jàppoon ni gox-goxaan la yaakaar naa du si boole. xam nga lii du élection présidentielle. il faut que tamit loolu mu leer. mais lan moo si impliqué le président kon. li ko impliqué ci président lenn kese la peut-être am na maire yu mu bëgg a gañewaat loolu rek moo ko waral. mais bu ñu demee ba dugg si loxoom ba am natt goo xam sax yaa ngi ko si dégg au niveau national seen njiit yi di ko wax naan natt la si président pour 2024 loolu mën nga si est-ce que mas nga si man jàpp ma ni loolu natt la ci président parce que président Macky Sall jàpp naa ni bii mooy dernier mandat loolu laa jàpp. loolu nga jàpp parce que tamit wax dëgg yàlla sunu président te nawloo nañ ko. waaw Ramatoulaye du la mere. non Ramatoulaye du ma mere parce que man aussi dama am sama gis-gis te sama gis-gis wax dëgg yàlla amul kenn ku ma ko mën a tënk. président Macky Sall bii mooy dernier mandat am donc jàpp naa ni élection yi daf koy organiser juste pour organiser parce que y a un calendrier électoral. bu mu war a respecter. donc Covid bi moo taxoon ñu dàqoon élection locale yi. actuellement affaire yi ñoo ngi commencé waat revenir à la normale. c'est très normal que mu organiser ay élections. pour que communes yi def renouvellement parce que loolu kese la. d'accord kon sa ànd ak Ramatoulaye Fall du loo xam si lu contradictoire la kon si ni nga waxee. non du contradictoire parce que Ramatoulaye bu ma àndee ak moom c'est parce que commune Ndande moo tax ñu ànd bokkuñu parti maak moom mais commune Ndande moo tax ñu ànd Ndande moo soxla te Ndande nag bu soxlawee wax dëgg yàlla ci man keneen ku bëgg day ñàkk parce que lu ñu am yépp Ndande la te Ndande dañ ko war a doxaat njukkal. moo tax bu ñu gisee ab jàmbaar bu nekk ci commune bi di liggéey ñun ay góoram war nañ koo dooleel. da ngaa jàpp ni mi ngi liggéey ci commune bi. bu baax a baax a baax a baax. Ramatoulaye bu baax a baax a baax. Ramatoulaye kañ la fi ñëw bay liggéey yow tamit ci commune bi. mais Ramatoulaye yàgg na fi. bu ñu reveniraat bu ñu reveniraat à l'arrière Ramatoulaye fi mu toll nii jàpp naa ni jàmbaar la ci commune bi. lan moo ko def jàmbaar ci ndax ñun dañu am culture. Ndande dafa am culture. te gis nañu ni muy revaloriser suñu culture. revaloriser suñu culture boo xoolee Kalom par exemple ay infrastructure yoo xamante ni mun naa ko wax tey. ci ndimbalu monsieur le maire Kalom. ndimbalu monsieur le maire Adama. waaw mais nag ci ndimbalu monsieur le maire Adama Fall d'accorduma ci loolu. lu tax d'accorduma ci parce que c'est un projet de l'État. mais état xanaa buy dugg si kër dina fëgg buntu kër gi. dina fëgg buntu kër gi pour loolu juste c'est des dossiers administratifs mais Kalom revalorisation de Kalom Ramatoulaye moo porté projet bi défendre ko ak son ami ministre Alioune Sarr bi nekk tourisme pour ñu revaloriser Kalom ci projet boobu la jóge mais c'est pas un projet de la mairie c'est un projet de l'État du Sénégal. li si maire Adama Fall wax si mitigam bu mujj bi kon da nga koy tegee nële. non xam nga maire. comme que c'est sunu maire la on le respecte beaucoup ah wax dëgg yàlla jox nañ ko cër bu baax a baax mais projet bii du projet maire pour dire vrai c'est un projet de Ramatoulaye Fall. moom moo xeex ba am ko donc c'est un projet de Ramatoulaye Fall par le biais de son ministre Alioune Sarr ba ñu indi fii li nga xamante ni moom mooy projet bii waaw kon nag jàpp naa ni wax dëgg yàlla sunu maire la ñun ñëpp on le respecte beaucoup mais c'est pas son projet.
d'accord jàpp nga ni jigéen bu mel ni Ramatoulaye mën na jiite 46 villages. bien sûr dëkk bu mel ni Ndande. bien sûr fan nga ko teg. fi ma ko teg fenn la. Ramatoulaye elle a les aptitudes, elle a une vision claire pour sa commune, elle est cadre dans la fonction publique, donc aujourd'hui je pense que c'est un bon manager. war na mën a gérer suñu commune de par ses relations, de par ses expériences, parce que commune également gestion de commune dafa laaj expérience te jàpp naa ni am na expérience te elle a une vision très claire te mu ngi koy wane te mu ngi dérouler, elle a un programme bien défini bien ficelé. d'accord d'accord kon mbokk yi ñu fàttali ne yéen seen émission penc mi tey ñuy dalal Macoumba nekk nag ndaw loo xam si dafa yëngu si wàllu politique tey moom lañ dalal si émission bi nga xam si mooy émission penc mi ba tey suñ dikkaatee si Macoumba bu ñuy xool langue politique bi maa ngi la koy wax sànq am nañ lu tolloog 5 candidats yoo xam si nekk nañ fi choix tey jii jeunes yi bokk nañ si ñi nga xam si ñooy candidat pour mairie bu Ndande lu tax riiroo outil ki nga xam si mooy Mamadou Gueye Raye par rapport ak programme bi nga xam si moom moo koy déroulé par rapport ak li nga xam si moom moo koy def si dëkk bi nga def sa choix ci ki nga xam si mooy Ramatoulaye Fall. waaw xam nga El Hadj question boobu aussi c'est une question très pertinente. Mamadou Gueye sama grand la bu ma respecté lool ñi fi nekk ñëpp allemand sama papa la. waaw donc allemand sama papa la donc Adama Fall mooy sunu maire sortant qui a fait un bilan nul. donc li tax ànduñu ak Mamadou Gueye Raye wala ànduñu peut-être ak allemand c'est parce que xam nga politique dafa laaj bokk gis-gis. politique bu fekkee ni bokkoo gis-gis. benn leader wala kenn ku am un programme jàpp naa ni mun ngeen bañ a ànd te également aussi consultance dafa am ci politique aussi nit daf lay wax ni dama bëgg a ànd ak yow liggéey peut-être tel n'est pas le cas donc parce que man je suis dans l'opposition donc depuis bientôt quelque temps je me suis retiré de la scène politique pour dem liggéey au niveau de la base parce que on est dans l'opposition bokkatuñu gis-gis ak Macky Sall APR laa nekkoon bokkatuma gis-gis ak Macky Sall ma retiré wu et loolu je pense que ni am naa ci droit et que ñoom Mamadou Gueye ñoom ñëpp maa ngi leen di souhaiter également une bonne chance. waaw moom tamit nekkatul parti au pouvoir. waaw nekkatul parti comme yow mais en tant que jeune gisoo ni bu fekkee ni ne ngeen da ngeen a bëgg a changer dëkk bi parce que actuellement ay jeunes lañ soxla sa choix bi woon Mamadou Gueye. waaw choix bi mënul nekk Mamadou Gueye parce que Mamadou Gueye on se fréquentait pas on se parle pas et que wax dëgg yàlla consultance bi nga xamante ni waroon nañ ko mën a def peut-être defu ko Ramatoulaye nag moo ko def ma nangul ko xool ni wax dëgg yàlla buñ ko jàppalee war naa mën a jëmale commune bi ci kanam ñu dem jàppale ko loolu moom wax dëgg yàlla pour loox moo ma gënal pataas loolu je pense que ni amul dara lu ci mën a wax. amul dara lu ci mën a wax ba tey su ñëwaatee si Macoumba ñu ngi lay dégg sànq par rapport ak bilan bi nga xam si kii di le maire Adama Fall mi ngi koy def si dëkk bi nga wax sànq ni bilan bi muy def bilan bu nul la fan nga teg loolu par rapport ak li nga xam si maire mi ngi koy def si dëkk bi effort bi nga xam si mi ngi koy def ñëpp teg si seen bët boo bëggee taxaw ni bilan bu nul la def dafay doy war. mais maire deful dara Ndande. pour yow. concrètement bu ñu xoolee wax dëgg yàlla ni lii maire moo ko fi réalisé mënoo ci dut baaraam wax ma benn bu maire réalisé. wax ma benn réalisation bu maire def mais dama bëgg. El Hadj su may waxtaan wax dëgg yàlla parce que waxtaan dañu war a jariñ ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan. mais Macoumba bëgg war a jariñ ñi nga xam si ñoo ñuy seetaan moo tax nga war leen a wax li xew. mais lan moo xew. Ndande y a rien du tout. infrastructure yaa ngi fi. yan infrastructure. stade municipal baa ngi fi. gendarmerie baa ngi fi. yow stade bii nga demal si 46 villages yi nga xool. yow stade bii nga yéene waa Ndande. stade bii nga yéene waa Ndande mais au moins ma ngay def effort. dama ni stade bii nga yéene waa Ndande te lii mu jot a def ci stade bii du xaalisam. mais mu fekk ko si nguuram. indemnité la buñ ko jox ci projet KMS 3. mais mu fekk ko si nguuram. mu fekk ko ci nguuram keneen ku mu fi fekk tamit wax dëgg yàlla chance boobu lay am peut-être waaye jàpp naa ni Ndande mérito na
stade municipal bu gën bii nga xamante ni am na ko. wax dëgg yàlla stade municipal gars yi yàgg nañoo jooy lu mel ni grille de protection mu jël ko sampal leen ko fa di xaar leen xaalis bi ñëw fekk ko fa mu commencé continuer ay chantier. grille loolu tamit nga bëgg leen ko xeeb nga bëgg ko xeebal. non dama ni grille de protection yi nii moom ci boppam waroon na ko mun a def ak mairie bi. mais jéem na ko. dama ni 63 millions di ñëw. dama ni il faut avoir une bonne volonté de bien gérer la localité. C'est important. Le maire, il est sur autre chose beaucoup plus importante peut-être. Ci moom li nga jàpp ni am na importance ci moom mais du commune Ndande ñoru ko. mais mu ko ni Ndande ñor ko moo tax nag yow tamit Macoumba Ndande bu ko ñorul woon dina toog fii di laaj deuxième mandat. xam nga El Hadj il faut qu'on se dise la vérité xam nga àddina kenn mënul nax kenn. lu ñu fang kenn du ko jiix. ñun suñu naataango yi bu ñu leen invité woon ñu ñëw Ndande ci suñu stade bii nii jàpp naa ni wax dëgg yàlla war nañoo mën a mérito lu gën stade bii nii Ndande mérito na lu gën stade bii nii stade boo xamante ni tribune sax amuñu ko Papa Lo ndem si yàlla na ko yàlla xaare aljana li mu fi defoon sax ci tribune defoon ko fii ci infrastructure ba léegi pour man moo fi nekk. mais deuxième mandat gi ñëw. deuxième mandat bu ñuy mais xam nga boo amul bilan bu baax tamit wax dëgg yàlla yépp askan wi weesuwul nga leen di demander waat wax dëgg yàlla deuxième mandat et que wax dëgg yàlla tamit maire dafa war a dem parce que il a d'autres préoccupations yu ko ëppal importance que Ndande kañ nga gëj a gis maire Ndande kañ nga gëj a gis maire Ndande kañ mais maire fan la nekk dama ni maire fan la nekk maire fan la nekk mais fan la nekk maire nekkul Ndande wax dëgg yàlla tamit il faut qu'on se dise la vérité dafa choisir dem ak profession am dafa choisir dem liggéey. mais teewul li ñu ko dénk mi ngi dox. mais wax dëgg yàlla nag. li ñu ko dénk teewul mi ngi dox. moo tax nag fi li ñu ko dénk pour man doxul parce que ñàkk a dox tey jii moo tax ñëpp mobiliser wu toute la jeunesse. 46 villages yëpp mobilisé wu pour jëlee ko fi. te incha allahu rabbuna le 23 janvier incha allah maire Adama Fall dootul nekkati maire Ndande kooku moom am naa ci lu leer fu ma ko teg. sa xalaatu bopp nga wax. du sama xalaatu bopp parce que naa la benn affaire. je pense que jeunes yi ma gis ñu nekk Ndande. kenn mënatu leen nax. mais du jeunes yi rek ñooy voté waaw dama ni jeunes yi ma gis ñu nekk Ndande ak sunu yaay yi ak sunu papa yi nekk fii saa waa ji naxaate bi dafa jeex quoi instant bii nii xoolal affaire yi dafa jeex quoi instant bii am na loo xamante ni mënatuñu ko accepter maire boo xamante ni nekkul sax ci commune am mënatuñu ko accepter loolu noonu je pense que ni wax dëgg yàlla c'est pas respectueux c'est pas responsable kon nag ñoo ngi koy ñaanal comme que def na fi liggéey ñu ngi koy ñaanal wax dëgg yàlla di ko souhaiter vraiment une pleine de réussite ci li nga xamante ni moom la nekk quoi ci li mu bëgg a nekk quoi mais pas Ndande quoi Ndande moom na dem rek xajal ñu ñëw gérer ko quoi parce que nous on a une vision très claire des choses quoi. d'accord waaw Macoumba ragaluloo fi mu ne nii que ni le 23 juin kii di Adama Fall dina leen dóor si bureau yëpp. loolu mënut nekk c'est pas possible. confiance gi ngay demee ak wóolte gi. dama ni El Hadj loolu mënut nekk c'est pas possible Ndande dañu sonn Ndande mérite plus que ça Ndande mérite plus que ça dañu sonn. na dem rek ci jàmm ak salaam wax dëgg yàlla. pour le moment damay dikkaat tamit si beneen question est-ce que xam ngeen ni 46 villages lañu wax 46 villages lañu wax te bu ñu seetloo Ramatoulaye Fall bokk na fi ñu koy dégg lu si ëpp Ndande la. Ndande bokk na si village yi nga xam sax. waaw mais fi ñu koy dégg. mais yow jàpp ngeen ni ak Ndande bu naan Ramatoulaye Ndande que ni ak li ngeen xam ne ñu ngi leen fiy tudd si village yi nii jàpp ngeen loolu mën naa tax ngeen gagné commune bu Ndande. bien sûr Ramatoulaye nekkul Ndande rek bi mu jegee cey ci formation yàggul bi mu jegee Palen Dedd yàggul bi mu jegee Palmeew yàggul bi mu jegee Gétiraat yàggul bi mu jógee Ñonge Fall yàggul. ñu ngi liggéey bu baax a baax te nag wax dëgg yàlla bu ñu jëmee ci élection yii nii le 23 di nga xam Ramatoulaye lan la liggéey
amul benn commune benn dëkk benn village bu nekk Ndande gi ta Ramatoulaye tegu fa tànkam dimbaliwu leen mu ngi leen di dimbali ci wàllu formation mu ngi leen di dimbali ci li mu leen mën a dimbalee ak ci yeneen sax yoo xamante ni ñun yëguñu ko. Elle a une vision très claire yàlla na ko dama koy ñaanal moom yàlla jàppale ko ba mu yeggale ak jàmm. d'accord jamono yi ñu toll gis nga ni Ramatoulaye Fall am na entourage ba nga xam si moom moo ca war si côté yu bëri nag ndaxte kat nag li ngay bañal le maire Adama Fall est-ce que tamit boo liggéey du moom lañ nar a dund ak ki nga xam si mooy Ramatoulaye Fall gagné li nga xam si mooy la mairie bi déposé ko fi teg ko si la koy Makumba wala loxoy keneen ak keneen dem continuer ay activité est-ce que loolu tamit mun ñu ko ragal ci moom. style de management yi sax bokkuñu Ramatoulaye c'est un bon manager et que chaque jour dafay prôner le leader éclaté le leadership éclaté c'est important te loolu wax dëgg yàlla ci management foofu lañ toll leadership éclaté ci lañ toll ci management leadership éclaté boobu nag mooy day doxal ñi muy àndal également daf leen di wóolu ci li nga xamante ni moom lay liggéey te lim leen di dénk tamit ñu koy liggéey dañ koy matale ba mu mat sëkk. mais dénkaan gi dañuy wax tamit. dénkaan gi ngay wax ni Ada dem na déposer ko fi dem na ay dox ay mission. xam nga dénkaan gi ma lay wax nii du dénkaane boo xamante ni da ngay génn dëkk bi dem feneen xam nga dénkaane bi lan la tâche yi ci boppam la ñuy partagé liggéey bi ku ci nekk parce que nag wax dëgg yàlla Ramatoulaye àndul ak n'importe qui am na ñoo xamante ni ñoo ngi ci bureau bi et ay nit yu xarañ lañu. jàpp nga ni ñi koy accompagner doy nañ la. waaw jàpp naa accompagner actuellement ci jamono ji. jàpp naa ni doy nañ ma bu baax a baax parce que c'est des hommes yoo xamante ni c'est des hommes de valeur ce qui est important aujourd'hui loolu la ñu war a incarner fi ñu toll nii des hommes yoo xamante ni c'est des hommes valeureux yoo xamante ni war nañu mën a apporter seeni contribution fii ci localité bi te wax dëgg yàlla Ramatoulaye àndul ak kenn koo xamante ni wax dëgg yàlla mën nañ koo gis sax suñu xel di tey ci moom amul. d'accord macha allah. jëfin gi nga xam si kii di Ramatoulaye jëf na ni maanaam le président Macky Sall ku ne xam nga ni moom moo investir Benno Bokk Yaakaar yëpp nag au niveau national fu si ne moo fa sànni candidat fii si Ndande mu tànn ki nga xam si mooy Adama Fall ñu dégg ni Ramatoulaye Fall mi ngi AFP nekk si coalition Benno Bokk Yaakaar bi est-ce que jàpp nga ni rafet na li nga xam si noonu la def ki nga xam si mooy le président choisir candidat mu ñëwaat si ginnaawam moom tamit mu jël yoonu boppam ni ko candidat bi nga choisir kat man doyuma man damay dem ak sama yoonu bopp nan nga gisee position bi nga xam si Ramatoulaye jël na ko. mais El Hadj yow bëgg nga ñu choisir la sa maire ci localité. mais moom moo nangoo ànd ak le président. waaw bu nangoo ànd ak président tamit xam nga naa la benn affaire dama ne sur toute chose y a des limites ñun président Macky Sall mooy suñu président ñun ñëpp respecté nañ ko bu baax mais du ñu imposer kenn ndax ñun li ñuy dund ci suñu localité ñu ñoo ko xam kon président du ñu imposer kenn Ramatoulaye bu demee ba ni àndul ci loolu président def am na ci ay raisons parce que yéene na lu ëpp Ndande li Ndande am fi Ndande yam nii yéene na lu ëpp loolu Ndande. xam nga ni président du tëb samp maire si ay waxi kese. waaw dama ni la xam nga président ay alliés la ak ñi nga xamante ni ñoo fi nekk xam nga ni Adama Fall bokkul APR mais allié la donc c'est très normal nag pour mu harmoniser la situation. il faut que maire allié yëpp mu investir leen loolu je pense que nii xel mën na ko nangu waaye nag du loolu muy tànn rek moom mooy li ñu tànn ñun tamit ndax ñun tamit wax dëgg yàlla am na leneen lu ñu bëgg ci suñu commune lu bokkul ak lii ñu ñuy proposer. d'accord jàppoon ni tamit tey jii fekkoon ni yàlla ji def na Ramatoulaye toog ci commune bu Ndande bi mun ñoo jàpp ni ba tey waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñooy continuer di ñu diriger. non du Benno Bokk Yaakaar parce que commune. dama la bëgg a wax nii la commune élection goxaat la dama ni Macky Sall soxlawul Ndande. Ndande ankay. non dama ni soxlawul Ndande pour moom mu gouverner. yaa ngi comprendre ñun ñii nekk Ndande ñun ñii ñu fi dëkk. ñoo war a
saafara li nga xamante ni mooy suñuy tawat ñun ñi fi dëkk ñoo ko xam. Macky Sall xamul li xew Ndande c'est le président de tous les Sénégalais mais xamul li xew Ndande. jafe-jafe yi non dama ni. sànniwu ma ko xeer. président lan la def Ndande. ba mu fi toogee ba léegi. wax dëgg yàlla. mais espace jeune baa ngi nii kañ la ko président yeggale yàggul dara. damay la espace jeune bi projet bi yàgg na. c'est une continuité. mais au moins dama ni que ni si moom la espace bi yeggee. dama ni El Hadj bu ñu nax suñu bopp. kii c'était un projet déjà ficelé. yaa ngi comprendre. ñoo ngi ko ciy sant nag bu baax di ko ci gërëm ndax moo ñu ko yeggaleel. Nit du fakk jëf. ñoo ko ciy sant bu baax. mais nag continuité état continuité la. projet bi daf fi nekkoon avant Macky Sall. kon nag état dafa ñëw juste yeggale. waaye c'est pas un projet de Macky Sall. lii rek la ñu war a mën a tiitaroo ci nguuru Macky Sall. lii rek la ñu mën a tiitaroo ci nguuru Macky Sall. il faut que ñu liggéey il faut que ñu bàyyi détails yi te ñu liggéey mais lii wax dëgg yàlla Ndande mérite mieux que ça El Hadj Ndande mérite mieux que ça ak Ndande historiquement parlant Ndande ci fi mu bokk ci Kajoor Ndande waroon na mën a mérito lu ëpp lii mooy am nii wax dëgg yàlla c'est très dommage vraiment waaye nag maa ngi lancer un appel à toute la jeunesse à toute la population de Ndande mag ak ndaw suñu bëggee suñu dëkk bii jëm ca kanam il faut que ñi fi nekk ñu jële leen fi te indi Ramatoulaye teg ko fi te xam ni avant tout c'est une femme de développement. développement kese moo ko ñor te nag ku am vélo di la ci yóbbaale jàpp naa ni bu amee oto bu la nee dinaa leen yóbbaale rek war nga ko mën a gëm comme que nekkagul dara te gis nañu acte yu mu fi posé tey jii nii si on parle de formation parce que àddina lépp éducation la c'est très important dëkk bu bëggee autonome il faut que mu am formation te formation boobu soxna si loolu mooy li nga xamante ni mooy credo mooy la formation parce que bëgg na ku ci nekk indépendant ku ci nekk li ñuy wax start-up ñi nga gis ñëpp ay start-upers lañu donc pour man loolu mooy développement tey jii nii waratuñu soxla wut liggéey dañu war a créer ci suñu yëfu bopp start-up bu bopp donc instant bi nag képp ku mu former jàppal ni bu amee financement am na entreprise bu boppam loolu la ñu soxla mu mën a employer ñeneen i nit c'est ça le développement El Hadj. D'accord tey bu ñu ñëwee Ndande yan côté nga gis ni tey yan côté bu fekkee ne nga bilan bi moom validé woo daal si bilan bi nga xam si mooy le maire Adama Fall yan côté nga gis ni Ramatoulaye Fall tey ji bu fekkoon ni dénk nañ ko la mairie de Ndande loolu doon na loo xam si priorité lay doon si waa Ndande si loo xam si foofu la war a njëkk a taxaw ak ñoom. lu mel ni wax dëgg yàlla buñ ko falee li muy def rek lenn la mooy yeggali ci li mu nekk. parce que koo for tàmbali na bien sûr. yow kalom rek nga ni tàmbali na. non dama ni ku nekkagul maire defal lu mel ni kalom parce que ku dem kalom xam ni am na changement. kalom gi moom daanaka werante baa ngi ci ba tey sax. dama ni ba tey kalom gi dañ daan moom la. dama ni werante bi amul solo xam nga li am solo. c'est les actes. elle a posé des actes. werante ku bëgg a jël paternité quelque chose. y a pas de souci yow sa affaire la. mais képp ku dëkk Ndande xam na ni kalom revalorisation wu kalom Ramatoulaye Fall la képp ku dëkk Ndande léegi nag il faut pas se voiler la face donc Ndande Ramatoulaye elle est commencé na te nag buñ ko falee incha allah mu yeggale ak sagoom. lan nga gis jamono ji ñu toll que ne Ndande lu mu soxla la. li mu soxla lenn la il faut que sunu jeunes yi ak sunu raq yi ñu am de bonne formation ñu soutenir leen créer ay infrastructures ci biir Ndande ñu mën leen employer ñu mën a dimbali ci seeni njaboot seeni waajur lu am solo la boo demee université yi nekk ci Sénégal yépp fekk fa doomu Ndande sunu universitaires yooyu bu ñu paree seen jàng war nañu mën a am un accompagnement boobu nag il faut que nga teg ay infrastructures il faut que ñu wuti ay partenaires yoo xamante ni dinañu ñëw def
Daara Ndande ak li nga xamante ni mooy relation Ramatoulaye pour que sunu doom yooyu noonu bu ñu paree seen jàng mën a am un emploi décent te bañ koo xaar ci état. duñ dépassé sax point boobu tamit te xam si ndax dégg nga fan yi yàlla ni nga xam si nañ leen la interpellé si l'actualité ndandoise si commentaire yi jamono jii dañuy dund lu metti muy côté logement côté leneen ak leneen autorité yi est-ce que soutien ba war na ñu ngi koy def si ñoom te yow bokk nga si nga xam tamit gars yi saisir nañ la que ni jamono ji am na loo xam si ñoom ñu ngi koy xaar si yéen côté ndimbal pour ñu mën a nekk dans de très bonnes conditions balaa ñuy wax formation wala wax leneen ak leneen. wax dëgg yàlla sujet boobu noonu nekk na sujet boo xamante ni ça me tient à cœur wax dëgg yàlla parce que kenn bëggul gis sa concitoyen di sonn et que wax dëgg yàlla ça fait partie du programme de Ramatoulaye wax dëgg yàlla donc dinañ ci liggéey bu baax a baax pour que tawat yooyu ñu am parce que ñun ñëpp on a été étudiant xam nañu étudiant difficulté yi ñuy dund mais nag yooyu yëpp incha allah rabbuna dinañ ci taxaw bu baax a baax apporter ci ay réponses yoo xamante ni ce seront des réponses idoines par rapport à ce sujet là donc taxaw bi ci war incha allah dinañ ko def. ba génn leen ci jafe-jafe. coono bu mel nii doomu Ndande war na ko mën a dund à terme. waaw waru ko mën a dund wax dëgg yàlla waru ko mën a dund waaye nag comme que boo amee ay dirigeants yoo xamante ni wax dëgg yàlla seen préoccupation leneen la. non boole na si étudiants yi tamit yow tamit subvention 3 millions boo ko yëkkatee teg ko si loxo gone yi def nga dara. si commune bu mel ni commune Ndande. 3 millions du xaalis. commune bu mel ni commune Ndande. est-ce que yéen a ngi xalaat commune bi ngeen nar a yem. dama ni xale yi pour ñu dimbali leen commune Ndande pour nga gérer ko il faut avoir des partenaires il faut aller chercher les partenaires de trouver des ressources pour que nga mën a am suffisamment de ressources de moyens pour pouvoir vraiment gérer la commune. da nga jàpp ne ñoom uti wuñu partenaire. non mais ban partenaire lañ fi am bu ñu wutee partenaire te amuñu te ñu dem wuti tamit am résultat zéro amul sens. On va se fixer des objectifs et avoir des résultats satisfaisants. C'est ce que nous cherchons. C'est ce que nous voulons avoir dans cette commune-là. Mais wax ji ak ñoo ngi chercher yooyu noonu jàpp naa ni du loolu mooy am dañu bëgg am résultat affaire yi léegi résultat la quoi. D'accord voilà. D'accord Macoumba xanaa tey nag di nga teg foofu sa baaram rafetlu ko au moins que ni maire def na effort si côté boobu muy gendarmerie bi yaakaar naa ni dootul yàgg dara. dinañ def li nga xam si mooy inauguration bi xanaa loolu tamit di nga tàcc say loxo nii nekk na loo xam si maire def na ko te lu ñuy rafetlu loo tamit. waaw xam nga gendarmerie bi wax dëgg yàlla coow li ci am yëpp man xam naa ko. coow li ci amoon yëpp ci autour de la gendarmerie mais amul woon sax volonté def gendarmerie ci fi Ndande amul woon volonté bi te boo wax ba léegi ñii mënuñu wax ay mënuñu ko boole ci réalisation. non mais nag. mënuñu ko boole ci réalisation même dans la mesure où le projet est toujours inachevé. mais au moins si nguuram la mënoo teeg ni lépp au moins nu ngul ko ni si nguuram la day commencé enchaîner ak moom. dama ni ñi nga xamante ni am nañu vision ci seen localité ñëpp. commencé nañu ay travaux yu yegg. dañ commencé travaux te yeggul élage amul sens. te wax dëgg yàlla Ndande dañu soxla ñu li nga xamante ni moom mooy brigade de sécurité dañ ko soxla parce que sàccum njur gi. bari na lool ci commune bi. commune bi bu amee insécurité tey jii nii c'est parce que ñun amuñu ay brigade loolu moo tax. mais xeex na mais ñafe na nag tamit ba indi ko nungul ko loolu yow tamit. Ndande bu ko deful woon moom maire bu commencé wu woon travaux yi y avait des bonnes volontés y avait commencé à travailler là-dessus te jàppoon naa ni bu ñu bàyyi woon bonne volonté yooyu ba léegi jàpp naa ni gendarmerie bi inauguré nañ ko mais fi ñu toll nii. mu ngi nekk en fin de mandat depuis su bul fàtte ñoom seen mandat dañ ko yokk. c'est pas la fin de mandat mais fin de mandat la ñuy nekk depuis ñoom ñëpp. réalisé wul c'est un projet inachevé donc mënuñu ko boole ci bilan Adama Fall. kon désolé nga booleel ko si station bi ak coow li nga xam si yëpp am na ko mu dékk ko. fexe ba tey ñu naan ñun mais même bu dee station c'est pas mais si ay loxoom la jaar mais si ay loxoom la jaar yow tamit. c'est juste li mu def lenn la mooy délibéré terrain bi point. mais bu ko dégg nga coow li si dama ni li mu def mooy délibéré terrain bi point. mais dégg nga coow li si amoon ma ko. station bi ci nekk c'est un privé.
station bi fi nekk c'est un privé mënuñu wax loolu moom ci réalisation. mais mënu koo bañal tamit Macoumba. amul loolu du réalisation pour moi du réalisation c'est un privé qui vient faire son business. d'accord c'est pas une réalisation je suis désolé. kon da ngay taxaw ni maire def fi dara. ah mais dana fi def wax ma El Hadj il faut qu'on se dise la vérité. non ak il faut que Ndande ñu xam ni wax dëgg yàlla ki ñu jëloon teg ko ci seen bopp maire yi defalu leen dara li ñu ko dénkoon defu fi dara. non Macoumba bul wax loolu. bul wax loolu. mais dama bëgg benn nga ni ma lii dut baaraam lii maire moo ko fi def. loolu moom mooy marché bi mel nii xam nga marché bii suñu jigéen ñi di dem suñu yaay yi di dem moo ko fi defoon. dem si yàlla moo fi defoon ba léegi marché bii la ñu am on mérite plus que ça wax dëgg yàlla El Hadj je suis désolé yenn saa yi sax su ma koy wax sax sama xol du neex parce que wax dëgg yàlla lu ñu méritoo du lii la ñu méritoo Ndande xoolal ni mu leen demee El Hadj boo génnee guddi gi Ndande 20 heures dootu la ñu metti génn parce que dëkk bi dafa lëndëm këriis Ndande Adama li mu def ci lu maire Adama Fall li mu def ci ay lampe fii ci Ndande wax dëgg yàlla ba mu fi toogee ak léegi matul 10. Macoumba wax dëgg yàlla dëkk bi boo ko xoolee xam ni ñuul kukk la def. Macoumba bàyyi yooyu ngay wax yow tamit. est-ce que nekk na si dëkk bi bay xam lamp buy tàkk ak buy fay. dama ne la man dëkk bi daf ma ñor dama yeewoo Dakar waaye bis bu yàlla sàkk sama xel ak sama xalaat yëpp Ndande la nekk saa yu ma yeewoo rek maa ngi wut ay information ci Ndande di xool nuñ fi toogee ndax fanaan nañ ci jàmm dama fee am yaay ak pap bu fi nekk bu dëkk ay mag ay cousin ay cousine yu nekk Ndande. kon sa parents yi actuellement ñu ngi Ndande. ñu ngi Ndande bien sûr donc ñu ngi Ndande parce que Ndande la ñu am. d'accord mooy suñu Paris. loolu chaque jour dama koy wax bu ñuy dem vacances Paris. bu ñu neexee ñu dugg avion dem vacances Paris. bu ñu dem vacances Paris dañuy ñëw toog Ndande vacances gis suñuy mbokk gis suñuy am di jàmm gis suñuy nijaay gis suñuy mag parce que fii rek la ñu am wax dëgg yàlla El Hadj. d'accord mi ngi noonu Pape mi ngi may signaler li nga xam si mooy temps bi vraiment Macoumba léegi damay bàyyi nga tàggatoo ak ñi nga xam si ñooñu doon seetaan si Louga TV. waaw El Hadj maa ngi lay gërëmaat bu baax a baax yow ak sa équipe bi ngeen àndal. wax dëgg yàlla. dama lay may tamit nga tëjaale. waxtaan bi am na solo. baax a baax. di rafetlu ñëw bi seet si ma. fii ci Mbaye ñu waxtaan. li nga xamante ni moom mooy lu jëmale kanam Ndande. ndax jàpp naa ni yow tamit dañu lay encourager bu baax a baax parce que doomu Ndande nga boo xamante ni fierté nga ci ñun. wax dëgg yàlla ñu la gisee ngay liggéey information yu bëri yow yaa ñu koy jox. donc ci Ndande mënuñu lu dul rafetlu ko. te di la ñaanal wax dëgg yàlla nga yeggale ak sa sago. amiin loolu lañ lay ñaanal. parce que dañu lay tiitaroo. parce que bu ñu sañoon doomu Ndande yëpp day rayonné. ci domaine bu ñu munti nekk. ñuy rayonné. donc di lancer un appel la. wax dëgg yàlla. xale ak góor ak jigéen mag ak ndaw. que élection yi ñu def. ay élection yu capital ay élection la ñuy définir sunu avenir ñun. kon nag nañ ci def li nga xamante ni mooy un bon choix. Le bon choix aujourd'hui c'est de soutenir la candidature de Ramatoulaye Fall. Le bon choix aujourd'hui c'est de voter pour la coalition Buntu Bi. Donc le bon choix aujourd'hui c'est de faire de telle sorte que Ndande jëm ca kanam. loolu la ñu soxlaatuñu vraiment ay supposition soxlaatuñu vraiment ay mën na nekk mënut nekk lu ñu soxla mooy du concret. kon nag maa ngi woo ñëpp ci que le 23 incha allah janvier que ñu mën a élire suñu maire bu bees. suñu maire bu bees mooy Ramatoulaye Fall. donc maa ngi santaat ñëpp bu baax a baax. jërëjëf. Macoumba jërëjëf.
moom tamit ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax Makumba témoignage yi nga xam si def na ko suñu wala ñaan gi nga xam si def na ko suñu du ñu tey la njëkkee loolu tamit il faut ñu wax ko si kanamu caméra yi day nekk Dakar à chaque fois bu ñuy déggante day du jug si di ñu jox conseil si li nga xam si mooy ndànd yàgg na nag du loo xam si lu bees la ay at ñu ngi déggante compte Facebook am ak léppam boo demee da nga fay fekk ki nga xam si mooy Makumba mais waxtaan bi nga xam si wala conseil yi nga xam si war na ko mën a teg suñ kaw à chaque fois daf koy def vraiment mu nekk loo xam si dama koy rafetlu si moom bu baax a baax ak disponibilité ma day jël crédit à chaque fois woo ma élage si lan nga nekk jéem a nemmeeku tamit lu bëri si dëkk bi te dara du ko raw comme ni ñu ko waxee sànq à travers l' actualité ndandoise tamit nekk na loo xam si daf koy suivre de près à chaque fois commentaire am wala li nga xam si mu ngi koy aimé wala leneen ak leneen da tax ma gën a am aperçu si ñi nga xam si ñu ngi bàyyi xel vraiment moom mu bokk ci ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax émission bi tamit bi nga xam si soxla nañ ko disponibilité bi nga xam si am na ko si ñun dañ ko contacter daf ñu ko may vraiment ni ñu amul benn problème dinañ mën a enregistrer li nga xam si mooy émission bi ak yéen parce que ndànd moo ma ñor vraiment ñu koy sant di ko gërëm di leen jox rendez-vous si beneen émission penc mi fii si Louga TV votre première chaîne digitale du Sénégal ki nekkoon si micro bi mooy El Hadj Mbaye Pam Ndiaye moo nekkoon côté lumière ak côté caméra di leen jaajëfal jërë ngeen jëf merci beaucoup